tey jii nag dañuy waxtaanee ci mbirum li nga xam ne moo xew ci dëkk bi diirub ba màggal gi tàmbalee ak léegi ñu ànd ci ak lieutenant Yatma Diop bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo yor kàddu sapeur pompier ndax umpalewu leen ne am na ay accident yu bari yoo xam ne am na ci Touba ci diggante bi ñu tàmbalee màggal gi ak léegi donc dañu koy dalal gannaaw commandant lieutenant Yatma Diop gannaaw ba ñu la nuyoo di la jaajëfal ñu bëggoon rek nga dellusiwaat ak ñun ci tolluwaayu bilan d'étape fi mu nekk nii lan ngeen jot a def ak mbir yi fan la toll. maa ngi leen di fay di nuyu suñu mbokk yi ñuy seetaan ginnaaw bi nga xamante ne njaboot sapeur pompier dafa bokk si ñuy war a teewe màggal gi jumtuwaay yi nga xamante ni jot nañ leen jël mooy bi ñu ñëw fii si ndigalal jëwriñ bi nga xamante ni moom moo yore njabootu sapeur pompier di colonel Mamadou Ndoye ñëw nañ fii ak ñeenti téeméeri nit ak ñaar fukk yooyu ñaar fukk yëpp ay kilifa lañu lépp ci lu jëm ci wàllu ay oto indi nañ ci lu mat juróom-ñetti fukk si juróom-ñetti fukk yooyu ñaar fukk ak juróom yëpp ay l'ambulance lañ fukk ak ñett yi ñooy ay oto yu yëngu si wàllu lakk léegi ginnaaw bi nga xamante ni liggéey boobu yëpp tëral nañ ko li nga xamante ni moom lañ jot am ci ay intervention mat na téeméer ak juróom fukk ak ñaar si lim boobu ma la jox léegi li nga xamante ni moom màcc si wàllu l'accident de la circulation am nañ ci téeméer ak ñaar fukki accident téeméer ak ñaar fukki accident yi nag jur nañu juróomi téeméer ak fukk ak ñaar yu ci amee lor liñ ci gën a métti lu nag mooy ñeent fukk ak ñaar ci ñoom ñàkk nañ seen bakkan. ñeent fukk ak ñaar ñoo ñàkk seen bakkan ci accident yi. ñeent fukk ak ñaar muy bilan bu nga xamante ni tiis na loolu parce que mën nañu tey mooy màggal waaye buñ ko méngalee ak màggal bu daaw bi ñu demee ba màggal bi njabootu sapeur pompier gunge ñëpp ñëw nekk ak ñoom fii si Touba ba gunge leen ñu dellu fu ñu jugee woon ñu ngi woon ci fukk ak juróom-ñeent yu ñàkk seen bakkan ren màggal gi jeexagul am na ñeent fukk ak ñaar loolu tiis na loolu te doy na waar. mais commandant loolu doy na waar de bu fekkente ne jamono yi lu ëpp ñeent fukki nit ñàkk nañ seen bakkan accident yi gën a fan la xewee exactement ak yan ñoo nekk yi nga xamante ne ñoo gën a métti ci yan axe ngeen intervenir. waaw kay ginnaaw bi nga xamante ni sapeur pompier la ñu dénk wàllu kaaraange bi li nga xamante ni moom la ñu teewee mooy ñaari fànn mooy fànn bu njëkk bi mooy fii ci Touba ak li sës si moom lépp lu jëm ci jumtuwaay ci wàllu oto ak sapeur pompier yu doy teg nañ leen fa. ñaareelu jumtuwaay bi mooy bépp yoon bu nga xamante ni nit ñi dinañ fa jóge jaar ci tali ñëw fii ci Touba gannaaw bi nga xamante ni biir dëkk bi day xat accident yi nga xamante ni moom lañ jot am ci biir dëkk bi amul solo noonu ay nit ñi ci am ay gaañu la yu yam rek amul solo mais yi nga xamante ni moo gën a doy waar mooy yoon yi nga xamante ni nit ñi dinañ fa jóge di ñëw fii ci Touba bi nga xamante ni moo ci gën a doy waar mooy bi nga xamante ni moom la ñu am altine bi nga xamante ni moo yemook juróom benn fan ci weeru novembre fële sa yoonu Sagata booy jëm Kébémer mu nekkoon ab minicar bu nga xamante ni dafa yëpp ay client jëmoon fii ci Touba bi mu ñëwee ba toll ci 11 kilomètres ci Sagata jëm Kébémer ci la fekk bus bu nga xamante ni dafa paanoon nekk ci kaw tali bi fajar la woon dafa xawoon am lay asamaan si xawoon na dem bëtam leerul trop daanaka bi muy yegsi si bus bi la koy soog a gis bi muy jéem a moytu bus bi nga xamante ni moom moo paan si la taseeg beneen bus bu nga xamante ni dafa ñëwoon Touba bay ñibbisi bi ñu tasee wax dëgg yàlla mooy accident bi gën a doy waar am fanweer ak juróom benn yu si amee lor ñaar fukk si ñoom ak juróom ñàkk seen bakkan kon mel na ni yoon yi nga xamante ni fa la nit ñi di jóge di ñëw ci Touba foofu la ñu amoon chance su xël-xël bu métti loolu moo indi accident yooyu noonu. gannaaw axe boobu am na beneen axe boo xamante ni nemmeeku nañ fa ay ñu génn àdduna yu bari ay victimes. accident boobu rek daal la ñu gis ne que moom moo am ñaar fukk ak juróom yu si ñàkk seen bakkan waaye yeneen ñëpp day gis ne que ay benn ay ñaar yoo xamante ni ci bërëb yu wute la. boobu daal moo ci accident moo xamante ni wax dëgg yàlla moom rek moo ci amee dayo bu toll noonu.
ay benn ay ñaar ba mu mat ñeent fukk ak ñaar donc ñeent fukk leer na moom ne ñeent fukk ak ñaar ñàkk nañ seen bakkan ci jamono yi nga xam ne màggal gi sax mën nañ ne jeexagul. voilà ci jamono ji may wax ak yow firndeel nañu ñun sapeur pompier ni ñeent fukk ak ñaari doomu aadama ñàkk nañ seen bakkan. ñi nga xamante ne ñoo ci jëlee ay loru ndax évacuation yi du poser problème parce que ak mbooloo mi ni mu mel ak wala centre de santé yi ndax lépp yemb na ngir évacuation yi ñi nga xamante ne ñoo ci jëlee ay gaañu gaañu. dëgg la lu jëm ci wàllu évacuation yi nga xamante ni lañ gën a jànkoonteel ay problème moo doon fii ci biir Touba waaye comme ni ma la wax sa njëlbeen ñi ci amee gaañu gaañu yi demeewul noonu mais yeneen yi nga xamante ni ñoom ñoo xew ci yoon yi nga xamante ni ñoo jëm si fii si Touba. ni ma la wax sa njëlbeen rek sapeur pompier ni mu taxawee xam nañ ni mënuñu toog fii si Touba di yónni oto wala ay nit ñu dem ba fële ca Sagata donc ni ñu taxawee mooy bépp yoon bu nga xamante ni nit dafay jaar di ñëw fii si Touba rek jël nañ jumtuwaay yi mat teg fa ambulance yu doy oto yu jëm ci wàllu lakk ak lépp lu nga xamante ni bi intervention bi amee rek sapeur pompier bu Kébémer ak détachement bi nga xamante ni moom lañ tegoon fële ca Sagata ñoom ñoo njëkk foofu bi ñu yegsee tamit waa Louga ñëw wàllu si leen renforcer dispositif bi ba nga xamante ni ñëpp ñi ci amee woon lor ak ñi si ñàkk seen bakkan jël nañ leen si anam yi gën a gaaw jébbal leen hôpital bu Louga. des fois ñu bëri dañuy ne sapeur boo ko wooyee des fois pour mu yegsi day am ay jafe-jafe ndax loolu xalaat ngeen ci wala yan matuwaay ngeen jël ngir. bu fekkente ne jëye am na ñu mën leen a wax ngeen mën a teel a yegsi ñu mën a jege ñi nga xamante ne mën a yegsi fi mbir mi xewee. jërëjëf Maodo Matar Sarr laaj nga ma laaj bu am solo li nga ma wax nii léegi mooy sapeur pompier bu ñu leen woowee du ñu nopp di ci xalaat te jël nañ ci ay matuwaay yu nga xamante ni wax dëgg yàlla dëgg la mënoo xëy am lépp mais ñi nga xamante ni jël nañ seen téléphone woote 18. sapeur pompier wuy leen ñu leen maa ngi bërëg sàngam nangam moo fi am moo xam l'accident la wala beneen xeetu musiba la sapeur pompier bu dee bëccëg la ñaari minutes la ñuy am pour génn kara bi bu dee guddi la ñuy am ñeenti simili pour génn dem wàllu waaye fi muy doyee waar mooy ci bërëb yi nga xamante ni dafa xat ñu mel ni tey ci biir dëkk bi nga xamante ni moom mooy Touba waaye loolu du lenn lu dul askan wi ci boppam ñoom ñoo ñu war a jàppale. parce que tamit dañ nangu ni yoon yi dañu xat oto yi dañu bëri nit ñi tamit mbooloo mi dañu xaw a takku waaye loolu yëpp tamit du teye wax dëgg yàlla ñoom ci seen bopp ñi nga xamante ne askan wi lépp liñ ci mën rek nit ñi ci taxaw waale parce que bëri na si ñoo xamante ni ñu ngi si jàppale bu baax saa yu ñu déggee oto sapeur pompier yuuxu xam nañ ni kii kat am na lu mu gàddu wala am na lu muy jëli parce que problème bi foofu la mooy oto sapeur bi nga xamante ni day ambulance génn di dem intervention li si ëpp dañuy xool ci fenêtre bi ni ñii de dañu soof ñii de dañu bëgg a dem rek waaye oto bi amul nit waaye li ñu umpale foofu mooy oto sapeur bi génn te amul nit day jëli nit day am ku muy wàllu ku amee lor ci kaw tali bi te simili bu mu ñàkk rek bakkanam mi ngi gën a rot loolu mooy ci problème intervention yi kañ ngeen ko tàmbali du 42 mois ban période la sapeur commencé intervention bi. waaw kay sapeur pompier ginnaaw bi nga xamante ni màggal gi dañ ko jàppoon fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safaar méngoog àllarbay tey. juróom-ñetti fan ci weeru novembre. sapeur pompier ñëw nañu Touba depuis le lundi 30. parce que bu ñu umpalee ni fii ci Touba am na fi nekk moom la ñuy wax 23e compagnie. si la jëwriñ bi nga xamante ni moom mooy colonel Mamadou Ndoye jël ay jumtuwaayam. ci wàllu yeneen oto ak wàllu yeneen nit ñëw renforcer camp sapeur pompier bu Touba. depuis le lundi 30 octobre la ñu def loolu. li nga xamante ni moo gën a am solo ci détachement bi depuis samedi yamook ñeenti fan. si weeru novembre ñu ngi fi. te li ñu fas yéene tamit mooy ànd ak nit ñi. fii ci Touba bu ñuy tamit ñu gunge leen. ba samedi bii di ñëw. teewul tamit yeneen jumtuwaay dinañ ko bàyyi suñu ginnaaw. ak tamit camp sapeur pompier bu Touba pour taxaw loolu yëpp. liet naa ñu ngi lay jaajëfal waaye laaj bu mujj mooy bu fekkente ne par exemple accident am na yéen ngeen a dem mu xat am na la appel boo war a mën a lancer ña fa jiitu nan ban comportement la ñu war a yore lan la ñu war a defal ña fa jiitu
ak nan la nit ki war a def bu fekkee dafa yem ci jëye ju mel ni accident wa am ñu blessé am ñu génn àdduna. jërëjëf foofu loolu dañ ci mosal askan wi tuuti rek mais dafa nekk ay jumtuwaay yoo xamante ni du ci benn kàddu rek la ko nit ki di mën a def mais li ci gën a am solo mooy yow mi nga xamante ni da nga daj ci l'accident gaawantul nga jël sa téléphone nga woote 18 boo wootee 18 sapeur pompier ndongo bi nga xamante ni moom moo fa toog mu nekk équipe bu ñu formé ñu nekk fa bis bu nekk 24 heures sur 24 loolu rek moo leen tax a jóg soo leen woowee nga wax leen l'accident bi am ak bërëb bi mu amee su fekkee tamit yow mën nga xayma ni ñaata nit nga yaakaar ne ñoo ci amee lor wala ñoo ci nekkoon ñoom dinañ la ne defal lii li lay njëkk wax ngay def mooy fagaru parce que l'accident bi am na ñu ci jëlee lor ñun sapeur pompier li ñu gën a soxal mooy lorange boobu keneen bañ ci yokk ndax sapeur pompier gis nañ ni accident mën na am ci kaw tali yow nga ñëw taxaw foofu nit ñi wër ki nga xamante ni moom moo gaañu beneen oto iree fële ñëw dal seen kaw ñaanuñu ko donc kaaraange nit ñi loolu la ñu njëkk a sóoraale foofu bu ko defee ndongo sapeur pompier bi nga jot dina ri na fi mu toll nii defal nangam ak nangam laata ñun ñuy ñëw parce que bëri na nit nu muy amee loraange ci kaw tali am na noo koy laaree rek mën nga ko yokk musiba. ndax 42 victimes ñi génn àdduna mat nañ 42 léegi fi mu nekk nii ndax ñëpp identifié nañ leen ñeent fukki nit ak ñaar ñi ñàkk seen bakkan ndax yéen identifié nañ leen ñoom ñëpp. am na ñu nga xamante ni ba fi may wax ak yow jot ñu leen identifié ndax li ko waral mooy accident bi nga xamante ni moo amul fële ci yoonu Sagata booy dem Kébémer l'accident bi dafa doy waar loolu ba am na ñu nga xamante ni seen yaram menoon munoo ñëw rek xàmmee kii ni diw mooy diw am na su ñoo xamante ni tamit yoruñu woon seen carte d'identité waaye jumtuwaay yi nga xamante ni moo ci war yëpp fi mu ne nii sapeur pompier ak kër docteur jël nañu ko ba ñëpp ñi nga xamante ni ñoom ñooy seen mbokk te sës si ñoom ñëpp woo nañ leen ne leen ñi nga xamante ni ñoo ci ñàkk seen bakkan ñu ngi ci kër docteur yii ak kër docteur yooyu ñuy profité ci occasion boobu noonu ci turu jëwlin bi njaboote sapeur pompier yëpp muy général Victor Tine te colonel Mamadou Ndaw toogal ko fi ñuy jaal xalif général kullu murit ak ñëpp ñi nga xamante ni ñoo leen njaboote. Lieutenant Yatma Dieye ñu ngi lay jaajëfal nga bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo yor kàddu sapeur pompier ñuy rafetlu bu baax sa teewaay ndax dañ leen a interpeller léegi rek pour am bilan d'étape ngeen ñëw taxaw ci dañ leen di jaajëfal bu baax.